Ya no, mais on a un poco hasta entonces le estamos maintenant. Voilà, salaamaaleykum gars yi maa ngi leen di ziar ngeen baam nag maa ngi leen parce que dafa may commentaire yu may lire et daf may yóbbu fu sori donc maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di masawu ñëpp encore une fois di dellusi di def li gars yi def tey mooy ñaanal suñu martyrs yi nga xam jiitu nañ ñu continuer di leen ñaanal di ñaan yàlla mu xar leen àjjana ñoom ak martyrs yëpp voilà di fàttali aussi que ni. suñu frères yi ak sœurs yi ak mbokk patriotes yi nga mbokk sénégalais yi nga xam aussi am nañ ci ay tolof ñu leen di ñaanal yàlla may leen tawféex ñu nekk ci prison yi ñoom Ndongo Diop ak ñi ci des am na ñu jot a génn ñu ngi solidariser wu ak ñoom di ñaan yàlla mu taxawu leen. J'ai envie de poser une question
xam nga souvent ñun patriotes yi dañu amoon habitude de se poser la question de dañ ko doon wax sax te gars yi xamuñu fi ñu Sonko toll am na sax ñu doon wax que ne Sonko xamul moom fu mu ñu toll quoi mais je pense que tey man question bi ñëw sama bopp mooy est-ce que man xamoon naa man fi ma Sonko toll c'est la question que man je me suis posée voilà man est-ce que man xamoon naa fi ma Sonko toll j'ai vécu 5 minutes de ma vie que je peux pas expliquer 5 minutes yoo xam man xaw ma lan laa war a def je sais pas ndax mat na 5 minutes mais c'est comme si c'était une éternité en fait c'est un sentiment boo xamante ne nii neexul dafa métti parce que tu sens benn affaire bu diis bu nekk sa xol mais c'est un sentiment boo xam après tout ça mooy li may wax yow tu te poses la question yow sa bopp ngay poser question bi de dama doon wax nit ñi xamuñu fu ma Sonko tollu Sonko xamul fi mu toll nit ñi mais là maintenant c'est man est-ce que xamoon naa ne man fii la ma Sonko toll man nag ma jàppee ko ma jëlee ko loo xamante ne nii man damay ñëw ci angle bu positif bi quoi parce que damay bëgg parce que ci xeex bi ñuy xeex nii dañuy dund yu métti yaa ngi dégg yàlla duñu suturaal moo tax suñu dajee fi ñun patriote man damay bëgg a waxtaane loo xamante ni suñu noon yi duñu ko gis wala suñu noon yi duñu ko bëgg a wax dañuy sant yàlla d'abord ñun patriote yi parce que yàlla rek moom moo fi nekk te ba ñu dugg ci yenn interprétation yu sori yi man je l'ai toujours dit Ousmane Sonko nit la ku yàlla cërale yu bari nag waaw mu am lu ko yàlla may loo xamante ne nii ñaar bu ñu ko gisee dañu lay sóoraale te duñ la bëgg a sori waaw ñaar nii mooy mbooloo moom kilifa da koo bëgg waaw du bëgg mu sori ko trop mais lu muy sóor la trop yàlla da ko may ne ci biir mbooloo moomu noonu yàlla may ko ñu ko bëgg ba ñenn ñi di ñu wooye ay fanatique le mot en tant que tel n'est pas péjoratif waaw parce que luy firndeel tolluwaayam la rek parce que bu dee ay jeunes intellectuels étudiants maçons menuiseries des gens de la diaspora dañu dem ba fàtte ci Ousmane Sonko politicien man noonam bu ma gis mu toog di ko tooñee damay naan kii il ne réfléchit pas bah oui même ba mu yonente Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo nga gëm ko il faut que tu sois fanatique léegi nag bëgg boobu ñu ko bëgg dafay métti yenn saa yi dafay métti moo tax Sonko daf ñu war a rassurer gën ñu rassurer appareil bi mu yor muy Pastef ak parti bi gën ñu rassurer parce que gis nga man mbir bu amee damay bëgg ñu jàngat ko à plusieurs niveaux en fait te comme je vous ai dit man pour une fois je me suis posé la question de savoir pendant 5 minutes fan la Sonko nekk il n'était pas là dans ma tête c'est-à-dire les questions affaire bi dafay bousculer wu c'est-à-dire dootoo xalaat sax en fait da ngay dof ba pare da ngay tiit sa fit bi di daw li tax may wax loolu mooy dama ko dund te xam ne parce dama xam ne parce dañ ko dund li tax man su may wax damay xam ne li may déglu ñu ngi sentir li may wax mooy gis nga patriotisme bi ñuy dund c'est-à-dire boo ci bokkul mënoo ci bokk moo tax su may wax forcément da ngeen may dégg parce que li nekk sama xol rek laay wax ñëw ma fi pour analyser pour indi fi xam-xam bu kenn xamul indi amuma lu fi nit xamul ñi may déglu si doo ma gën a yéeme mais damay partager li nekk sama xol li ma yëg tey on a reçu une claque titre bi li ci nekk mooy ndekete waa ji toll nañu fii maanaam li ñu doon xalaat di ko ruuma daat
gars yi dañ ko def lii ñu naan bu demee Casamance dañ koy jàpp nii ñu naan Macky Sall da koy dugal fii dañ koy def lii en pendant 5 minutes en fait on a vécu ñun li ñu doon xalaat di ko ragal di ko tiit di ko rumanaat di ko interpréter pendant 5 minutes yàlla daf ñu tegal benn écran ni ñu mu ngi noonu nag léegi voilà léegi voilà la situation elle est là ñu dund ko ñun ñëpp pendant 5 minutes mais le sentiment le plus partagé mooy la peur la peur de perdre la peur de perdre maintenant cette peur de perdre là dund nañ ko xam nañ ko ci nekk parce que li ñu dund pendant 3 minutes nit xalaatu koo dund pendant 1 semaine 2 mois 1 mois 1 an yàlla nag moom Ousmane Sonko ñun moomuñu ko moo ñu moom ñun ñëpp mais c'est-à-dire interprétation bi ñu ci mën a def mooy on a à peu près senti pendant des secondes 2 minutes l'effet de dire que voilà je vois pas Ousmane Sonko en fait dañ ko def ba caméra yëpp a fay pendant 5 minutes kenn xamul lan moo xew à part ña fa toog bien sûr même ña fa toog sax xamuñu foofu moo tax may door a gëm ne man seen da koy wax suñu relation ak Ousmane Sonko nekkul relation wu militant sympathisant ak un leader politique li may wax nag ku nekkul fi ñu nekk doo ko mën a comprendre mais ki nekk fi ma nekk comprendre li may wax parce que lu nit yëg la man lu ma yëg la tey damay partager rek li ma yëg relation bi ñu am ñun ak Ousmane Sonko weesu na relation militant simple ak sympathisant simple bu mu am ak leader am moo tax ma bëgg a wax ak patriote yi ci benn mbir laay ñëw d'abord temps yi passé dama bëgg ñu dajalowaat ñun ñëpp vers l'essentiel ñu xam ne Ousmane moo ñu mbooloo dajale ñu xam ne Ousmane nit la li ko dal tey nii mu nekk nit ñu xam ne nit la physiquement mën na ko dal ci xel muy fatu dal ko ci erreur bi mu mën a def barki Demba Ndiaye Ousmane Sonko bëgguma ci woon wax sax dafa génn dem toog ak benn kilifa ci benn contexte boo xam bari na sax ay responsable parti bi yu yëguñu tinduñu parce que mbir mi moo demee noonu c'est un leader ñun ñoo ko wul def ko leader à un moment il faut que ñu bàyyi ko ay initiative yoo xam da koy jël ci ni ko contexte bu laajee mu defee parce que nag ji nañu lu tax ñu war ko wóolu mu dem toog waxtaan ak kilifa bi génn ñuy interpréter li ma naqare nag dinaa ci profiter wax ko tey parce que il faut que ñu yërëm Ousmane Sonko su ma nee yërëm ko nag patriote dinañ ni dañ ko yërëm mais li may expliquer nii nit ñi dinañ comprendre man fi may waxee fan la parce que beaucoup sont sortis pour le juger Ousmane Sonko n'a jamais dit que sur mes faits et gestes il faut que tout le monde soit d'accord moo tax ma naan patriote yi nañuy génnee tuuti passion des fois surtout nag man pour man un vrai patriote balaa ngaa jël bind nga wax nga live ci Ousmane ci yen bi mu yenu tey ñun ñépp ñu sentir yen bi ni mu diise ci Ousmane war nga ko xoolaat parce que moo liggéey sax li tax ñun suñu jugement di yegg foofu man bi nit ñi di wax yépp patriote yi wax ak man téléphone may dégganteeg ñoom ñu ci bëri ñi nga xam damay waxtaanal xam nañ li may wax man dama leen de man Ousmane dama ko yërëm barke alxuraanul karim loolu laa leen wax te ñenn ci ñoom bind naa leen tey message mën nañ ma seede ma ne leen ragal naa Ousmane Sonko mu craqué émotionnellement tey parce que man dama koy suivre man des fois du ma dëgg man nit ki laay déglu di ko suivre wallahi azim ni laa ko waxee ay nit mën nañ ma seede ma ne leen ragal naa tey Ousmane Sonko il va craquer émotionnellement
te ku déglu bien avant sax son discours bi mu demee ci sëriñ bi ak ni mu doon waxee gars yi tu sens qu'il a quelque chose de lourd lan moo tax man ne ñun souvent on manque de solidarité par rapport ak Ousmane Sonko. benn nit ñi dañuy fàtte que ne Ousmane Sonko c'est un jeune sénégalais benn dañuy fàtte ne Ousmane Sonko munoo ne ci kër gii la jóge ci famille bii la jóge ci njaboot goo xamante ni nii maanaam am na wéeruwaay bu mën a tax sociologiquement au Sénégal mu am fu mu tegu nit ñi dañuy fàtte ne Ousmane Sonko jigul ci benn parti politique bu traditionnel boo xam am na benn base bu dëgër boo xam samp nañ ko. nit ñi dañuy fàtte ne choix bi Ousmane Sonko politique bi mu jël daf ciy wéet pour plusieurs raisons nit ñi dañuy fàtte ne barki démb la Pastef juddu nit ñi dañuy fàtte ne Sénégal lañ nekk nit ñi dañuy fàtte système bi ak li ko lal nit ñi dañuy fàtte que ni Ousmane Sonko li muy def yombul yàllaa ko may lim ko may ba yenn saa yi dafay paare lu facile ci ñun. bu waxee nga bëgg yàllaa def ci moom loolu bu génnee nga bëgg yàllaa def ci moom loolu nga xaar ko ci benn mu defal la ñaar may la buuñaa yàllaa ko defal loolu ñun dañuy fàtte dañ koy fàtte ba des fois si suñuy jugement bu ñu jëlul recul rek ndeysaan day métti il est fatigué voilà. parce que ku nekk rek patriote ku ci nekk rek moom laa doon wax bu kenn xool sa kopp xoolal paan bi Ousmane deful lii Ousmane deful lii Ousmane def na lii Ousmane dafa def shirk Ousmane dafa def bokkaale Ousmane nit kese la du yónnenti du wàllu te wootewu fi nag bu xaaba nit ñi dañuy fàtte Ousmane ku ne xam na relation bi nekk moom bi ni muy dundee diine nit ñi dañuy fàtte ne Ousmane Sonko nit la ñu jiiñ ko ci ay mbir yu amul mu engagé un combat malgré lui même bu ko bëggoon éviter 14 jeunes sont morts il dort avec Ousmane est parti voir des jeunes blessés ñu dagg seen loxo mu jàkkaarloo ak ñoom xool seen parents yi di leen gis ba coow li éclaté ba tey Ousmane mi ngi dox mi ngi dugg mi ngi jóg mi ngi daw premier jour bu mu génnee dafa def conférence de presse ne du ma toog moo tax ma ne tey on a une très grande part de responsabilité ci li Ousmane di dund yéen bi dis na mu yenn ko mais des fois day neex ba ñun ñu abuser parce que gis Ousmane Sonko dafa neex Ousmane Sonko génn Sénégal di ko abuser dafa neex Ousmane Sonko muy conférence de presse dafa neex Ousmane Sonko buy wax dafa neex Ousmane Sonko lu muy def dafa neex patriote yi parce que nee naa c'est un sentiment boo xam maa ngi ñaan sénégalais bu ne na ko dund même bu dul ak Ousmane Sonko. C'est un sentiment boo xam c'est une relation boo xam maa ngi ñaan képp koo xam da ngay militer politiquement même bu dul Ousmane Sonko na nga ko dund ak sa leader patriotisme maa ngi ñaan sénégalais bu ne mu dund maa ngi koy ñaanal bépp mbindeef buy dund mais dafa neex ba duñ ciy doyal dafa neex ba dañuy fàtte. C'est mental dafa diis. Parce que amul kenn koo xam tu étais préparé à ce qui s'est passé ni ñun ni Ousmane ni Macky Sall ni képp ku muy mënti nekk parce que même Ousmane man je sais que dans son fort intérêt il ne serait jamais du mosuloon xalaat que ne Macky Sall ak ñi mu àndal ils iraient jusqu'à un tel point moom mu nekk ci nag un acteur mais un acteur innocent. Acteur bi mu ci nekk acteur même si c'est un acteur innocent moo tax nit kuy xalaat jullit buy xalaat ku gëm yàlla buy xalaat am na loo xamante ne nii il faut que nga gérer ko ci kaw loolu ñu teg ci nag diisaay googu métti googu de nga am presse am ay journaliste am nit ñu naafeq am un état am un système boo xamante ne nii da lay gën a def nii chaque jour boo xëyee dégg lu bees nga koy dund nekk nit kese am mel ni comme ñu no nga xëy ba ngay dund sa diggante ak sa borom
wu ko nga tëye sa bopp xañ sa bopp tëj sa bakkan bi gis milliard laaloo gis suuf laaloo di xeex ak seytaane nga digganteeg sa borom nga woo ay nit ci xeex téye ko nam ko war a téye nga xëy dem toog ak kilifa ngay dégg kenn si nit ñooñu naan la da ngay shirk di juger sa foi di juger sa foi say ñan ngay dégg ñuy juger sa foi parce que Ousmane dofu la parce que dama bëgg ñun patriotes yi ñu waxante benn affaire mooy li may wax rek man coow lu amee damay naan ku nekk na teggi Ousmane Sonko rek def boppam. On a vu beaucoup de jugements de la part des patriotes. Ousmane ba muy jaamu yàlla xamuñu ko Ousmane ba muy dem Touba di dem màggal di xaritoog ay murit xamuñu ko Ousmane ba muy bokk ay association xaw ma ne des musulmans du Sénégal xamuñu ko. léegi Issa parce que c'est un leader vous savez ce que ça fait oh je te juge man yow yaa tax man maa tax nga jóg dem Touba dem feneen maa ngi toog di le juger man di juger sa foi c'est personnel c'est individuel c'est intime c'est des patriotes qui l'ont jugé la question c'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou pas on ne juge pas une personne sur un fait d'autant plus que cette personne-là Ousmane Sonko wootewul tarixa wootewul religion wootewul yonent leader politique la woote te fa la ñu jaayante natteeloon ko ci lim ñu woo mooy ci langum politique di ko fi teg sa tànk mu taxaw la fii nañ ko juger foofu on me dira que nag mënuñu génnee nit ki ci biir loolu Ousmane nag du yonenti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su dafa juum comme moom moo juum gisuma ku dul juum kon ñi nga xam dañu topp Ousmane Sonko jàpp ne warul juum mais préparé wu leen bu yeboo seen carte de membre bu mu leen sori parce que di ngeen ko xotti muy dund loolu yépp 14 morts dans sa tête ay xale yu ñu dagg seen loxo mu gis nit ñi souffrir mu gis seen famille yi muy gis ay doomam ay jabaram ay doomam di xëy benn Abdou Latif Coulibaly toog naan dafa ñàkk jom lu muy wuti ci ay jacuzzi ay fen ay doomam ay xaritam ay mbokkam ay kilifa yu mu war a dem toogal di waxtaan ak ñoom massage Adji Sarr loolu yëpp mu koy gérer ay xameem ay tantam ay bàjjanam war a dem ci sëñ François Bodian explique ko situation bi naka la ko koy expliquer ci yenn terme ci yenn mot mu koy dund tey nag affaire bi dafa fees te li ko feesal ñëpp xam nañ ko le discours de Aïda Mbodj était très fort était très lourd te li koy firndeel intervention bi mu def bi mu affaire bi jeexee dafa ne lu nekkoon ci man lu waroon génn la man de source plus ou moins sûre Ousmane ba mu génnee ci coow li ba léegi day woor ñi may waxal nii xam naa ñi ñëpp ay aji gëm yàlla lañ xam nañ lu nekk ci moo tax li tax ma ne Ousmane temps yi dama ko yërëm mooy bi mu demee sëñ Mountakha Mbacké fàttali ko diine islam li mu wax ci nit dee Ousmane xam na ko c'est des charges loolu c'est des charges c'est des choses qu'il faut écouter qu'il faut interpréter Ousmane toog na ne wallahi mu waat ko ne bu fekkonte ni lii ñu ngi koy tiiñal nii du ci seetaan kenn nit di ci dee mais ça veut dire que affaire bi mi ngi koy travailler moo tax ma ne patriote yi nañu ñaan Ousmane Sonko mu reposer mais nañu ko dimbale xam nga des fois ku mel ni man day génn fii laay ku dal ci Ousmane Sonko ma dal ci kawam yenn patriote yi di ma won ne ñoom ñoo ma gën a démocrate non démocratie bu le man xam naa li tax may def man je suis quelqu'un de très démocrate loolu tax ma ànd ak Ousmane Sonko mais j'ai compris que ce combat là démocratie boobu ma bëgg fii la ñuy jaar ba jot ci
da ngay ñëw défendre Ousmane Sonko ñu ne la non def leen ndànk non il faut que vous soyez démocrate bugg leen ku laal Ousmane Sonko da ngeen xamul li Ousmane di dund ci injustice ci affaire u naafeq ci fen ak rambaaj te li leen koy won cooli suñu média yi dañ leen intéressé wu leen ci benn discours révolutionnaire intéressé wu leen ci li leen ci intéressé mooy Ousmane Sonko daanu na suba ñu indil la est-ce qu'il est malade est-ce qu'il est apte yóbbu ñu ci yu ñàkk fayda léegi ngeen na ñun ñu toog fi di démocrate di négocier di wut lu ñuy laayam Ousmane Sonko c'est quelqu'un qu'il faut protéger benn ayibu Ousmane Sonko benn défaut wu Ousmane Sonko moo gën junniy baaxu suñu système bi loolu boo ko comprendre da lay yombal teg ci nag Ousmane ndeysaan ça revient man bu doon man du ma Ousmane waaye gars yi dama sonn de sama discours bi 2 secondes la gars yi dama sonn de mbaa affaire xoolal du jàmbat même pour nous rassurer jóg nag non dafa man wallahi azim man dama ko yërëm c'est comme ça même pour nous rassurer il s'est relevé automatiquement ñëw toog damay lekk lii damay añ damay pour nous rassurer est-ce que vous comprenez ça pour nous rassurer gis nga bu doon ñi fi ne nii ñu ngi xalaat fu ñuy jëlee vol dem France États-Unis Maroc xool seen yaram mais pour nous rassurer 5 minutes après dafa génnaat mu leen na bu doon ñeneen dañu naan xoo leen médecin ñu xoolal mu génnaat kon nit ñi ñu ngi laam-laabe Ousmane jaral na ko bakkanam jaral na ko kii ba tey mu génnaat pour nous rassurer arrêtons de juger ce fils du Sénégal il s'est assez sacrifié il nous a assez prouvé que c'est le bon xam nga lu may bañ ñi fi des di xaar ay erreur u Ousmane Sonko pour ñu kii erreur yi day ñëw erreur yi day ñëw ñëpp di dal ci kawam ñi ne dañuy maandu ñun ñu ànd ak moom bëgg naan dañuy juger et puis di juger di ñëw ci ay jugement subjectif di ñëw ci foiwam loo xam bokk na ci li tax bëgguloon sax jël parti bi vous imaginez ce que ça fait mu tëdd xaaju guddi gis ay patriotes yuy toucher sa foi muy dund les morts yi am di dund pression bi ko gaa yi teg di dund humiliation bi ko gaa yi def ñu jaral ko ba mu génnee prison ba tey day daw rek am na sax ay patriotes yu naan avant ñu doon wax c'est-à-dire ñun patriote à chaque fois rek Ousmane bu tegee dara rek am ci ñun ndam mais à chaque fois dañuy ko ne rek dëgër bopp noonu am na ñu doon wax li muy dem tey dafa bëri li muy débat dafa bëri Ousmane acte bu mu mës a posé ba ci acte bii am nii tey xoolal ndam la ciy am ngërëmal yàlla la ciy am Sénégalais yi dañ koy gën a bëgg Sénégalais yi dañuy gën a am ci moom yërmande loolu la yàlla def moo tax bu leen yaakaar ne li am nii dafa neex ñi xew de dinañ ko wax nag dinañ ciy ruube mais léegi xoolal Sénégalais boo koy seetaan naan ndeysaan lii yëpp ndax bëgg sa réew moo tax yàlla dafa àtte Ousmane Sonko ak ñu bari ñu bokk ci moom ak ñu bokk ci moom ak ruubekat yi ba pare nag wàccal ko lu rëy parce que nag tey wàccoo naa ñun ñëpp parce que téye ko ci biir néegam téye ko ci biir pantinem yàlla ne ko xaaral ma ñëw noo génnee ko ba ñëpp gis ko ma boole ko ñëpp nga bëgg ko mbañ ma teg ko ci kanam àdduna bi yëpp moo tax nii rek la ko yàlla mënoon suturaal mooy buy génn mu génnee ñëpp ñun ñëpp ñu gisandoo ko yëg ko sentir ko loolu lay dëgg loolu sutura yàlla la loolu la yàlla def ñun ñëpp ñu gisandoo ko mu génn ñëw ci ñëpp moom ci boppam psychologiquement sax affaire bu wàcc ko parce que en réalité émotion la ok mais lu newoon ci xolam la waroon a génn dafa diis Ousmane du suñu politiciens yi Ousmane ku ragal yàlla la Ousmane ku gëm yàlla la Ousmane ku fonk bakkaru nit la Ousmane dem yi mu doon dem di seeti nit ñi du tricherie du démagogie xolam moo ko mayuloon mu toog te demul gis parents yi te demul gis ñi blessé parce que il se sent plus ou moins responsable
même bu fekkente ni innocent la ci biir. te li ngeen xamul mooy Adji Sarr ak ñi ko yëkkati li ñu indi nii moom moo indi Ousmane Sonko ba fii moo tax ñu war ko téye xeex ak moom xeex ak ñoom ànd ak moom xeex su ma nee xeex nag du dem dóorante mooy Ousmane ak situation bu mu munti nekk parce que souvent ça va arriver Ousmane nag si situation de faiblesse daf ñu wax di sentir arrêtons les jugements tu verras même des gens yu génn dégg naa ñu naan waaw xam nga garde corps yi fan lañ nekkoon ba Barthélémy Dias wàcc c'est-à-dire luy lijjanti sécurité lan yow doo spécialiste en sécurité nekkoo fa woon xamoo nu mu demee xamoo sax yenn situation la Ousmane Sonko di lijjanti affaire garde corps xamuloo lenn toog naan waaye fan la garde corps bi ne woon ba Barthélémy Dias ñëw jàpp fii Cheikh Tidiane Dièye daa yéex a jàpp Ousmane Sonko Aïda Mbodj moom Ousmane c'est-à-dire ñun on est si ay détails yoo xam alors que le gars mais c'est extraordinaire nañ ko waxante suñu biir nañu bàyyi loolu nañu solidaire ñun nous sommes la force de Ousmane te balaa ngeen di xam ne Ousmane daanaan la ku nekk na jël place am dugal ko ci place Ousmane wallahi doo tenir guddi doo ko tenir benn bëccëg doo ko tenir loolu lay dëgg benn bëccëg doo ko tenir ci ngëm yàlla ci bëgg yàlla ci fit ci fula ci fayda ci intelligence ci lépp ku ñu fi jël nañu rocc Ousmane rek teg kenn ñiy jugé ñëpp ay communication bi nii ay tey c'est-à-dire les gens sont dans le jugement soyons solidaires Ousmane Sonko il doit être libre dans sa tête te li koy indi souvent mooy mu xam ne ñi mu àndal ils sont prêts pour di ko nangul sax ay erreur am parce que il est humain il va en faire des erreurs te yàlla nañ ko di def ay erreur parce que Ousmane su koy erreur sax yàlla def ci sutura parce que day même buy def erreur sax c'est de bonne foi moo tax nañu sant yàlla te yàlla jël na méttitam ñëpp boole ko ñun ñëpp du dundandoo ko tey dafa mel ni ñun ñëpp ñu ci bëri si ñun dañ doon nalaw ñu pes ñu wéll xanaa yëre mu leen seen waa ji xanaa gisu leen seen waa ji ñun ñëpp fii la ñuy bind waaye nemmeeku tur bi waaye prochaine sortie nii le gars c'est quelqu'un qui est là qui vit dans une maison buy nalaw comme ñun di xalaat am ay problème comment vit Ousmane Sonko nan la Ousmane Sonko di dundalee njabootam nan la Ousmane Sonko gérer problème mu Adji Sarr bi ak ay jabaram ak ay doomam nan la Ousmane Sonko di gérer problème par rapport ak digganteem ak yàlla par rapport ak famille yi parents yi yaay yi blessé yi ñi nekk ci prison yi mu nekk ci kanam xam ne ay doomu jàmbur ñu ngi ci prison yi yoo xam bëgg ko rek ak bëgg projet bi wax comment il le vit loolu génn tey yàlla def na mu génne ñu ñëpp suñu kanam na ñuy dëgg nag mi ngi nii xool lenn nag la ñu mën a jàngal mooy ñi ñu jàkkaarloo ak koy mënti doon nga nekk système bi nekk presse nekk policier nekk képp kuy ñun nañu leen won ne tey la ñu gën a bëgg suñu waaj mais nañu dalal xelu Ousmane nañu dalal xelu Ousmane nañ ko dalal ba mu xam ne il n'a pas besoin d'en faire plus pour ñu gëm ko Ousmane ñun dépassé nañ jàmbaar ñun dépassé nañoo ak yow lu ñuy xool lu ñu la gëmee lu ñu la gëmulee ñun bu ñu la mënoon tëj si ne denc la ba 2024 ñu génnee la dañ koy def amatoo looy prouver Sénégal bi gëm yàlla gëm dëgg tey wax rek te yàlla tax amuloo loo koy prouver ak ku muy mënti doon nag amatoo looy prouver nit ci àddina képp kuy toog Sénégal Ousmane nit la de mën nga ko joxoon di te mais ci bëri yi ñu koy wax ci njub Ousmane amul lu muy démontrer nit ci njub da ko dund def ko Sénégal yàlla suturaal ko nag mu def ko ci biir administration bu Sénégal ci njub amul lu Ousmane Sonko wala un patriote di jàkkaarloog un Sénégalais di wul sax loo koy baaree parce que dafa am ñoo xamante ne yàlla noonu la leen defee dañuy bon ba faw duñu mës a nangu bugguñu dëgg seytaane la ñu àndal Ousmane amul lu ñuy démontrer foofu Ousmane amul lu muy démontrer ci diine bokk association des musulmans du Sénégal waaw firnde lu gëm yàlla la firnde lu diine la parce que ñooñu bu noo leen génnee ci diine parce que ba am lay dee àdduna ba tey ba boo demee Makka am na ay waroo ci gis-gis mais c'est une preuve que c'est un musulman
Ousmane muy dem Touba waaw akañ c'est une preuve de sa foi et du respect qu'il a pour suñu kilifa diine ak suñu tarixa yi. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Lan la leen bëgg a prouver ci xam-xam amatul lu muy prouver. Débat bu ne toog na fa woo na Macky Sall débat ñoo ñëpp boo leen débat kenn ñëwul mu bind teg fi ba tey kenn mënu ko teggi ci fit fulla ak fayda du lu ñuy wax ci bëgg Sénégal. bëgg Sénégal day waral li ko dal tey bëgg Sénégal moo waral li ko dal tey donc ba lan la ñuy xaar comme preuve? Il faut pas que nous accepte que les gens ñu patriote ñu dugal suñu bopp que ne dañu toll nee naa leen phase bi ñuy testé Ousmane phase boobu weesu nañ ko avant 2017 ñi dabe topp leen ci rang yi na sàppe yu jub dépassé nañ fu ñuy jugé Ousmane ci ay gëm yàlla ci ay bëgg Sénégal ci ay day sàcc du sàcc moo tax suñu noonu yi ñëw ba léegi naan ñu ay gis benn gars yi naan ma non Ousmane il paraît que dañuy nekk impôt domaine jëloon na fa suuf source sûre boobu moom ku ko moytuwul ku ne dina la yóbbu foo xamul source sûre moom pale la fay jugg lu ne ak Macky Sall lu ko war ay kàcc la. moo tax y a des débats yoo xam Ousmane du mooy dem toog télé di ko débattre ñun ñoo ko war a dépasser te des fois ñuy bàyyi layame bi parce que y a des patriotes qui surfent sur des concepts. Patriote soyez démocrate. Ousmane Sonko est critiquable. Ousmane Sonko est machin. gis nga ngeen koy xalaatee noonu bu doon moo nekk Sénégal Macky Sall du fa naan pale tey. On doit croire en Sonko. On doit le soutenir quel que soit Alpha. Je veux que Sonko di sentir mi ngi koy sentir ah man je suis pas en train de taper sur les patriotes hein. Il faut que mu leer je suis en train de faire un rappel man li may wax nii man ci laa bokk parce que dama bokk ci ñi nga xamante ne nii j'ai pas pu peut-être considérer j'ai pas pu peut-être tey laay door a gis que ni mais le gars là il va se sacrifier non. donc tey man pour man li feeñ tey mooy comment naka lañ war a mën a def pour que Ousmane yéen bi gën a wàññeeku ci moom pour que xelam gën a dal pour mu xam ne ñu ngeeg moom ànd nañu ak moom mais Ousmane si tu réussis pas des trucs c'est pas grave en jàmbaar Ousmane fait des erreurs comme ñun ñëpp. Fait des erreurs comme tous les pères de famille, comme tous les leaders politiques, comme tous les musulmans, comme tous les hommes. Fait des erreurs. N'aie pas peur de faire des erreurs. N'aie pas peur que say faiblesse di génn. Nit kese nga. Keneen ku la bëgg a considérer leneen moom leneen lay wutu. donc bu ñu dugg sax ci ay parti bi gars yi jàpp kii yuñ ko. ay bi mu demee lan moo tax parti bi di seetaan muy dem fee lan moo tax mu sonn gaay Ousmane dafa soxla repos mais Ousmane repos bi mu soxla xel mu dal lay àndal xelam nag pour mu dal déjà il faut mu sentir que ni parce que Ousmane c'est un leader moderne Ousmane day dugg ci réseaux sociaux day xool lépp Ousmane day lire ay ñoñam day déglu ay ñoñam bari na ñu nekk ci réseaux sociaux yi di wax wala ñuy bind yaakaar ne Ousmane du leen lire mi ngi leen di lire bari ñu nekk ci réseaux sociaux bi di wax yaakaar ne Ousmane gisu leen mi ngi leen di gis mais Ousmane li koy noppal repos ngeen wax lu ci bari ci ñun lay jóge lu ci bari ci ñun la war a jóge nañu bës suñu xol yi bu ñu xaar ci Ousmane mu parfait nañu bàyyi Ousmane ak diineem nañu bàyyi Ousmane digganteem ak yàlla te nañu ko jàppale ci projet bi nañu am melokaan boo xam Ousmane du soxla di forcer wala muy prouver yenn yi nit ki boo ko xamee xam ni mu mel bu la wanee nu mu mel may na la noo mën a anticiper en fait Ousmane wane ni mu mel du onk du jooy il peut pas voir des jeunes qui sortent yu xeex ak gendarme yi taxaw jàmmaloo ak ñoom jaay leen seen bakkan
mais nit ku nekk du toog bu doon dee sax du toog gën nga bu ñu ko yëkkati woon live bi nii xef leer na ma bi mu jógee dafa ne gars yi nañ leen continuer affaire bi mais loolu yow yaa koy comprendre c'est pas Ousmane qui a fait sortir les gens c'est pas Ousmane qui a fait sortir les gens c'est ce qu'on a construit avec lui qui a fait sortir les gens c'est ce qu'on a décidé avec lui donc maa ngi masawu ñëpp neexul c'était très difficile mais nañu sant yàlla Ousmane dama nga noppalu xool sa yaram defal ko ba mu baax dañu la soxla tey man de xaw ma ban patriote mais man sentir naa fi nga toll ci man sentir naa ne j'ai pu 2 secondes m'imaginer benn passé benn Sénégal boo xam Ousmane xam nga mais ça ne passait pas man tey comme ni ma ko waxee ci début bi la question que je ne me suis jamais posée je m'étais toujours dit su ma doon wax dama la bëgg dama doon xool ci Macky Sall li tax ma bëgg la wala ci yow li tax ma bëgg la mais tey laa comprendre que ne man sama bopp ndekete man sama bopp man maa ngi door a comprendre tey di yëg que ne ñun bëgg nañ la je parle pas de ay yaakaar ak yooyu man bëgg laay wax bëgg ngir sa jub parce que ñu bëri ñuy yëg li may yëg mësuñu la gis Ousmane nit ñi topp ñu la nit ñi dañu la bëgg ci sa njub nit ñi xam nañ que ne bu doon yow ak yow Ousmane xoolal amul sénégalais boo xam dina am xoosu Ousmane sénégalais yi xam nañ loolu képp koo xamante mi nga wax safaan bi Ousmane sa noonu la noonu projet bi la noonu sénégalais yi la lekkatu riba yi la Ousmane sénégalais yi gëm nañ la sénégalais découvrir nañ la sénégalais yi dugal nañ la seen xol Ousmane boo génnee ak sa oto bi ay da ngay gis ay maire yu boot seen doom di daw Ousmane léegi village boo dem yow la ñuy ñaanal di la bëggee Ousmane ñun ay dëkkandoowu Macky Sall lañu woon sama yaay pour ma voteloo ko 2019 fu ne jaar naa fa ak moom tey gisuma luy tee mu votel la te forcé wu ma ko def ma ko dara dugg nga ci xolam xaw ma lu ko ci dugal du man li ma dal man mi nga xam jàng naa sama yaay jàngul looloo ko dal léegi ci yow mooy dugal na la ci xolam moom ci boppam ak moo ci bëri ay morom Ousmane télé yeeg rajo yi di wax seeni wax lañu yor wàccal gàcce ngaa laama sénégalais buy dox bu ne xam na ne doo lenn ci li xew sénégalais yi xalaat yépp xam nañ ne xale yi nga xam rey nañ leen foofu la ñu bëggoon jaar ak yow donc gàcce ngaa laama amatuloo looy prouver bul am looy rus bul am looy sëgg siggil nga dox te bul déglu noon yi sénégalais yi dugal nañ seen te wallaahi balaa nga xam ne sénégalais yi dugal nañ seen xol nañu teg élection kon patriotes yi soyons fiers de ce que on s'est battu jusqu'à ce que tey nit kii nii sénégalais yi découvrir ko nañu bës suñu xol nañu bàyyi jugement bi nañu bàyyi di lañ mët ne cédons pas ci système bi fi ñu bëgg a dugal loolu laa bëggoon live gars yi ñu bokk ñu ñëpp ñu ñaanal Ousmane Sonko te jàngat bi ci nekk du ay dañ ko nii ak dañ ko laa jàngat bi ci nekk mooy Ousmane ngir projet bi dem na ba sonn dafa war a noppalu bi nag c'est à tous les niveaux du rek mu tëdd noppalu mais noppalu bi aussi mooy ñun ñu noppal ko ci yu bari te ñu xam ne aussi ku ne xam na li ko ci mënoon fekk tey kon Ousmane amatul fu muy toog di prouver que ne combat bi jaral na ma sama bakkan donc nañu bàyyi suñu këral yi de côté nañu bàyyi suñu ambition personnelle yi nañu bàyyi clan yi ñu bëgg a tëgg biir Pastef mënul am ay clan nañu dellu si projet bi nañu bàyyi suñuy bëgg-bëgg bopp nañu bàyyi yenn affaires yi am ngay cadre ay koy mënti nekk tàmbali naa ko ci Birame Souleye ba ci militant bi gën a ndaw réveillez-vous
ce projet là dépasse nos personnes teg nañu teg ñun ñëpp li may wax nii patriote yëpp ko moom parce que Pastef nag c'est un parti politique te lu sotti am borom nañu delsi tey journée tey bi war na def jàngat ku ci ne ku nekk na delsi ku nekk mën na ambition personnelle mais bu ñu jël Pastef def ci lu defuwul parce que militant yi ma gis kuy def mën ngay def de mais ay bu ñu yeggee ci cappaandaw ga patriote dinañ la won seen bopp parce que ce projet là nañu ci def ndànk ki ci am tur ak ku ci amul tur ki am ndombal tànk ak ku ci amul ndombal tànk nañu dellusi sur les fondamentaux du projet nañu mettre en avant le projet ku ci nekk nag sa ambition bu ci nekkee nga jël ko na nga ko war a jëlee Pastef du opposé mu ngi opposé woon kenn mësul opposé woo dina jël réew mi ko kenn mësul jëlee mais dafa war a gouverner lu ko kenn mënul gouverner ñi ko war a def nag il faut pas que ñu dugg ci yenn pratique yi moo tax j'interpelle patriote bu ne commencé ko ci cellule ci section ci coordinateur fu ne ku ci nekk acte bi ngay poser wéetal ak sa borom nga xool ndax lii mooy li ma gis tey wala du loolu bu fekkente ne loolu la woy ci bu fekkente du loolu xoolaatal fooy teg sa tànk nga defar ko parce que projet bi man du ma jàpp ne loxo yàlla da ciy ne ku ciy def lu defuwul boo feeñul tey di nga feeñ suba parce que loolu njeexital bi mooy tax ñun ñépp ñu nekk ci benn gis-gis nga am Ousmane Sonko bu xoolee njabootam rek ay Akon rek lay gis ay Omar Diallo rek lay gis voilà ces militants inconnus là ay Madina Rahman rek lay gis maanaam njabootam lay gis ñu ànd ak moom dina gën a yomb mentalement dina gën a yomb psychologiquement te sa mental sa psychologie bu baaxee rek ku ne xam ne suñu waa ji jàmbaar la physiquement coow lay bëri rek mais comme ci sekkaloon tey bu ñu defoon benn voilà donc gars yi maa ngi leen di ziar di leen bége loolu laa bëggoon a partager ak yéen nañu continuer combat bi Ousmane na xelam dal liy dalal xelam moom muy xëy di gis cellules yi di gën a jolli muy xëy di gis patriote yi gën a nekk benn muy xëy di gis yenn conflits yi di gën a wàññeeku xelam di gën a dal conflits yi ko jarul dindi leen ko cellules yeeg section yeeg koñ yeeg xëccoo yeeg yooyu noonu lañ koy dimbale ya te ñun lay commencé waaw nañ ko wàññi ñun liñ ko mën a wàññi ñun nañ ko wàññi ba pare xool nag nan la ñuy wàññee la ko ñeneen di teg loolu lay dëgg maa ngi ziar ñëpp di béggee ñëpp di jéggalu ci kàddu yi voilà di ñaanal suñu frère Ndongo Diop yàlla na ko yàlla génnee fa mu nekk di ñaanal suñu frère Ousmane Tounkara yàlla na ko yàlla delloo si yaa ngi dégg di ñaanal suñu frère yëpp voilà di ñaanal patriote yëpp yàlla nañu yàlla may xolu muñ la ñu dund tey yàlla la doon loo xamante ni lu ñu yëg la waaye dootuñ ko mës a dégg dootuñ ko mës a yëg yàlla nañu yàlla may ñu gën a dëgër aussi gën a mën a dékku yenn affaires yi yàlla suturaal Ousmane Sonko yàlla sàmm ko waaw yàlla na ko yàlla sàmm dee leen julli di ko ñaanal di ñaanal projet bi waaw maa ngi ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp yaa ngeen jëf tawfeex